ni itam gën a fës si xëttu yenn kaay alors j'aimerais ñu daal di ñëw si ki nga xam ne que moo di Barthélémy Toye Dias Barth nag ñoom expliqué leen exactement seenu ko doxalin parce que aussi am na benn photo boo xam ni itam ñu ngi koy partagé mi ngi def le tour et que tout le monde en parle en ce qui concerne exactement l'origine de ce photo ki nga xam ne que moo di Barth ñoom ñu ngi koy expliqué li leen tax a jóg mooy daal di li nga xam ne que moo di justement réunir l'opposition et la société civile alors donc ñu daal dem si photo boobu daal di koy commenter donc Barth nag jamono ji ma ni kon opposition bi ñoom itam ñoom jamono ji ñi ngi daal di yëngu seen côté donc nag l'ancien maire de Dakar Barthélémy Toye Dias mi ngi daal di multiplier exactement ces initiatives pour daal di gën a dooleel li nga xam ne que moo di ces forces politiques et civiles la yoo xam ni itam dafa daal di fas yéene opposé wu face ak le régime en place donc nag boobu de délégation bokk na si ki nga xam ne que moo di Thierno Bocoum Babacar Gaye ñoom ñëpp nañu daal di entamer exactement ay série de rencontres ni rek gën a jàkkaarloog ak li nga xam ne que moo di le régime en place donc nag ce 5 août lui et ses collaborateurs dont daal di amal ay diisoog waxtaan avec plusieurs membres de l'Alliance pour la République bokk na si ki nga xam ne que moo di justement Thierno Bocoum Omar Youm Amidou Anne Abdou Mbow Mor Ngom Amadou Mame Diop Seydou Gueye et Pape Malick Nour selon les républicains ma ni kon nag moom ki nga xam ne que moo di Barth nag li ko tax a jóg mooy daal di ressembler exactement li nga xam ne que moo di opposition bi ngir daal di war a mën a jàkkaarloog ak li nga xam ne que moo di régime bi ñu daal di dañoog di li nga xam ne que moo di le régime de Ousmane Sonko ak le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ndax jàpp na ni nag réew mi demul fenn jëm si li nga xam ne que moo di noonu leen askan daal di dénkoon ba tey defuñu si dara noonu la ko daal di fekkaat moom ki nga xam ne que moo di Barth nag jàpp ni tey jii bii dina baax ma leen fàttali. ñëkkoon nañ ko commencé ak li nga xam ne que moo di sàmm sa kàddu ku nekk xam ne ni sàmm sa kàddu fu mu mujjee ñiy toog di xaaraat bi ma xam dina daal di am li nga xam ne que moo di benn avenir bu prospère jëm si ay urgence yi nga xam ni itam askan wi ñu leen si daal di war a mën a xaar ni ba tey ki nga xam ne que moo di Barthélémy Toye Dias jàpp na ni boobu de démarche dafay daal di bindu si benn stratégie bi nga xam ni itam ñoom am nañ ko pour gën a mobiliser li nga xam ne que moo di opposition bi le leader du Sénégal bi ñu bokk di ki nga xam ne que moo di Barthélémy Toye Dias mu daal di rencontrer d'autres membres de l'opposition bokk na les anciens parlementaires di Théodore Chérif Monteil ak ki nga xam ne que moo di Cheikh Omar Sy comme ni nga ko gisee si boobu de li nga xam ne que moo di image l'objectif bi nga xam ni itam ñoom ñu koy daal di seet muy fexe ba daal di fédérer sensibilité yëpp nag ñu daal di fas yéene opposé wu ak le pouvoir actuel si société civile bi ak entre autres jëm si ay ponk yi nga xam ni itam askan wi ñu leen si daal di war a mën a xaaree waaye itam ces urgences de l'heure yi nga xam ne dama leen daal di war a mën a édifier bu baax a baax li nga xam ne que moo di sénégalais yi entre autres de points yi nga xam ni itam Barthélémy Toye Dias moom itam yëkki na ko ni ki rek ba mu noonu daal di amal boobu de li nga xam ne que moo di rencontre alors en tout cas jàngat bi nag daal di ute ku nekk ak na nga ko daal di jàngatee ñiy jàpp ni Barthélémy Toye Dias dafay daal di xëccu exactement les leaders de l'opposition ñiy jàpp ni moom ki nga xam ne que moo di Barth est-ce que du am la guerre des échos après parce que gis neen diroute bi nga xam ni itam amoon na si coalition sàmm sa kaddu mu nekkoon loo xam ni itam amul woon benn succès si élection yi nga xam ni itam génnoon nañ ko ñeel atub 2024 élection législative yi donc ba tey jii 2025 suñu xool sàmm sa kaddu ñetti député la daal di am. est-ce que tey du daal di tourné wu jëm si li nga xam ne que moo di benn dérision mu nekk entre autres points yi nga xam ni itam ñoom génne nañ ko alors ñu daal di dese ni ba tey si wàllu wu ni mel en tout cas ñi nga xam ni itam ñoo ko daal di composé jàpp nañ que ni c'est une stratégie de l'opposition contre le régime de Sonko ak le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye donc nag le paysage politique sénégalais jamono ji mën na daal di compté wu am benn coalition d'opposition bu daal di yes tàkk mu nekk initiative bi nga xam ni itam le leader du mouvement Sénégal bu ñu bëgg na ko daal di amal lu yàgg du dara incha allah daal di dajale les partis politiques d'anciens parlementaires ak société civile bi ñu fas yéene daal di war a mën a xeex li nga xam ni itam moom ni daal di tuddee dérive autoritaire du régime.
Donc lundi 21 juillet à l'occasion d'une conférence de presse Barthélémy Toye Dias mu daal di officialisé woon que ni dina daal di teg benn li nga xam ne que moo di alliance politique fondée sur la résistance démocratique mu nekk benn appel boo xam ni itam def nañ ko à la mobilisation qui se veut inclusive et transparente. En tout cas donc depuis cette sortie l'ex proche de Khalifa Sall di ki nga xam ne que moo di Barth mi ngi nekkoon à pied d'œuvre pour daal di mën a mottali lu nu mel ànd see ki nga xam ne que moo di Thierno Bocoum daal di amal ay consultation si ñu ko gën a fasantiku ñi rek gën a li nga xam ne que moo di gën a ñoñal seen wàllu doxali nag nekkin waaye itam fexe itam parce que ñu daal di war a mën a gis seen bopp si boobu de li nga xam ne que moo di mouvement man ni kon nag amal nañ ko niki li nga xam ne que moo di ce 5 août Barthélémy Toye Dias mu daal di rencontré yenn si ay membres influents de l'Alliance pour la République 5 man la ko doon cité ma daal si delluwaat bokk na si Omar Youm Amidou Anne Abdou Mbow Mor Ngom Amadou Mame Diop Seydou Gueye ak ki nga xam ne que moo di Pape Malick Nour. Selon des sources concordantes, c'est lui-même qui aurait sollicité cette rencontre dans l'optique de présenter son projet de front unifié à ses personnalités désormais critiques. Madame Barth Morodari Sakou pour la ligne gis exactement. Parallèlement, le maire maire Sacré-Cœur di ki nga xam ne que moo di Barth yam aussi nee na aussi bëgg na ñeneen daal di koy rejoindre si boobu de li nga xam ne que moo di mouvement ñoo xam ni seen ay tour kenn dootu ko natable fii Sénégal ñu fa seen daal di war a mën a jàkkaarloog le régime d'Ousmane Sonko ak le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Selon lui, il ne s'agit plus simplement de dénoncer mais de structurer une alternative politique crédible et large ancrée dans la société civile autant que dans la classe politique. bu nekk ay cadre yoo xam ni it moom Barth li nga xam ne que moo di yëkk na ko donc pour l'heure ki nga xam ne que moo di Barth mi ngi tisser sa toile à petits pas avec en ligne de mire un front de lutte qui pourrait rabattre exactement les cartes de l'opposition sénégalaise maanaam nag jamono ji opposition bi dina amaat doole dina daal di rebattre dina daal di ñëwaat si kàttan nag doole nag fa seen daal di war a mën a jàkkaarloog ak li nga xam ne que moo di le régime. Alors la question kay qui va se poser mooy est-ce que li nga xam ne que moo di opposition bi dina daal di war a mën a jàkkaarloog ak li nga xam ne que moo di Pastef umpale wala nii am na li nga xam ne que moo di justement plus de 130 députés waaye itam mu daal di génn ak 56% jëm si li nga xam ne que moo di élection yi malgré ça sa kàddu ñu fa nekkoon ñëpp ñu bëggaan gën ay consorts difficile pour ñu daal di am sax benn 5 députés yu mat Pastef rawee na leen lu bëri. Alors la question qui va se poser mooy est-ce que li nga xam ne que moo di mbir yi dina am li nga xam ne que moo di justement apup ñeexital jëm si askan wi waaye itam jëm si li nga xam ne itam doon lañ ko daal di war a mën a xaare daal di gën a war a mën a jiite réew mi. Alors ak lépp lu si mën a am rek ñuy daal di xoolal ni li nga xam ne que moo di avenir politique parce que comme ni nga ko waxee tout le temps que ni politique du wasin du ëmm day jékki saay wasin en tout cas mu nekk ñoo xam ni itam ñi ngi si. Alors benn jàngat boo xam ne itam donc si daal di def laataa ñoo daal di jàll si benn ponk muy dañoo gis ni ancien système bi ñi fi nekkoon si jamono yi ki nga xam ne que moo di Macky tey Barth tey choisir leen pour daal leen war a mën a reconduire si li nga xam ne que moo di front bi. La question qui va se poser mooy est-ce que du am li nga xam ne que moo di alliance contre nature maanaam ñoo xam ne mën ñoo ànd parce que suñu xool Barth dafa yàgg nekk si li nga xam ne que moo di en système ànd see ki nga xam ne que moo di justement Ousmane Sonko ba si ñoom Thierno Bocoum mu nekk ñu bees ñoo xam ni itam yàgguñu si li nga xam ne que moo di politique. Donc tey la moo tax tey ñoom ànd nag ñi nga xam ni itam tey ñoo fi nekkoon doon diriger exactement la gestion du pays mu nekk laaj yoo xam ni itam samp nañ ko daal di ko si jëmale jëm si wàllu wu nu mel alliance contre nature wala kon alliance bu mën a ànd la en tout cas su nekkee contre nature ñu daal di jàpp ni mënul avancer par rapport ak li nga xam ne que moo di askan wi ñu daal di war a mën a xaar ni si ñoom jëm seen wàllu doxali nag nekkin. Mais en tout cas ñoom instant bi joxe nañ li nga xam ne que moo di les gages jàpp ne ni itam jamono ji tout est fin prêt pour daal di war a mën a jàkkaarloog ak le régime en place bi nga xam ni itam moo fi daal di nekk alliance contre nature ou pas. En tout cas l'avenir nous en dira plus par rapport ak boobu de li nga xam ne que moo di alliance. Alors mbokk yi ginnaaw loolu dañuy daal di jàll si beneen ponk et je pense que donc leer na par rapport ak les explications de Barth man ni kon dina nekk loo xam ni itam dina gën a renforcer gën a solidifier exactement l'opposition en tant que telle. Alors dañuy daal di ñëw si benn mbir sans plus tarder ginnaaw loolu may fàtte ba tey yéen